سفر بمزة جنة سفر بمزة جنة سفر بمزة جنة ساتري رب البرية البدن ساتري رب البرية البدن. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar seen édition spéciale bi nga xamante ne horizon màggal 2022 la mu nekk ay plateau yoo xamante ni yu bëree bëri yuñ ci nar a def la pour waxtaane màggalu Touba nag buñ ko waxee suñu xel day dem sur le grand màggal de Touba di ñaan yàlla bàyyi fii suñu kilifa gi nga xamante ne mooy sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yal na ko fi yàlla gën a bàyyi yokkule may ko wérgu yaram bàyyi ko suñu kanam lu ay at incha allahu rabbi tey nag ñu am mbégte bu rëy a rëy di toog di waxtaane li nga xamante ni muy màggalu Touba bu ñu ko waxee dañuy wax rencontre des millions et des millions de pèlerins am na sax ñoo xamante def nañ si ay études dem nañ ba ne affaire bi egg na sur 3 à 5 millions de pèlerins yoo xamante ñu ñëw si màggalu Touba jugee nag si gox yu bëree bëri fii si réew mi comme ni ñuy jugee si bitim réew di ñëw mu nekk nag lieu boo xamante ni bu am solo la benn événement lay doon ci benn bis ci benn moment di xewee fenn ci fii xamante ni mooy Touba ñi ci am na mbégte di ci dala ki nga xamante ni mooy suñu doyen Alioune Badara ñu ngi leen di bu baax a baax. waaw sang bi ñoo ngi leen di siyaare di am kontaan te mbégte di dellu si waat ci seen télévision bi Tawhid TV di leen féliciter vraiment pour ce que vous êtes en train de faire ci télévision au niveau de l'espace médiatique sénégalais ci kaw qualité bi. waaw vous faites un très bon travail mais ci suuf mais lépp qualité la macha allah te ñoo ngi leen di ñaanal ngeen dem de l'avant di ci profité nag aussi di nuyoo waa télévision bi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan. ñu ngi am mbégte ñun tamit bu baax a baax ci acceptation bi nga def ñu wuy suñu ñu ngi waxtaane loo xamante ni dafa am solo nga nekk koo xamante ni aussi taalibe sëñ Mouhamadou sëñ Touba nga suñu ko mënee waxee noonu parce que nit parfois dina am ay présentation yoo xamante ni bu ko ci gënal rek mooy ni taalibe diw la donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la mais man dama am habitude li ñuy naan nit moom mënoo kaa présenter te moom mu toog donc bu ñu bëggoon xam Alioune Badara mooy kan exactement lan nga ñu ciy wax. waaw man Alioune Badara si je suis consultant. en sciences sociales et je suis expert en ingénierie de développement. Macha Allah. Je suis aussi expert sur l'organisation d'entreprise, la communication d'entreprise ak la stratégie au niveau des entreprises. Et j'ai beaucoup pratiqué d'entreprise, j'ai aidé beaucoup d'entreprises yoo xamante ne dañoo amoon ay jafe-jafe ma dimbali leen joyanti leen aussi bien à Dakar comme dans les régions. J'ai piloté aussi beaucoup de projets d'envergure aussi au niveau de Dakar ak au niveau de Diourbel lu jëm ci wàllu développement. Et bi ma ci nekkee bon j'avais d'excellents résultats sañ ma wax ne les meilleurs résultats mais macha allah ñenn bu ñu amoon ay jafe-jafe dañ leen di référer ñu ñëw ci man leen yëf yi nii la te c'est ce que je continue de faire avec des gens aussi j'accompagne beaucoup de coachs de directeurs de ñoo xamante ne dañuy jiitey kuréel am problème de conception d'organisation de pilotage surtout d'évaluation de certaines de leurs initiatives ma jàppal leen pour ñu gën a gis li ñu yor. C'est important je pense que aspect boobu nga ñëwee foofu lañ la gën a soxlaa ci wàllu stratégie parce que économistes yi dafa am lu ñuy wax que ni màggal Touba booy xool ci wàllu recette dina toll ci ay 300 jusqu'à 350 milliards de francs CFA muy indi ci réew mi loolu muy nekk activité boo xam moom kese la booy xool ak aujourd'hui ci Afrique de l'Ouest comme ni mu nekkee ci Sénégal activité boobu kese moo mën a dugal autant de milliards de francs CFA di toucher nag secteur yu bëree bëri mais la question fondamentale mooy pourquoi Touba te booy xool Touba jegewul Dakar jegewul la capitalu réew mi Touba moo ngi ba ci Diourbel ay kilomètres donc le pourquoi benn village nga jéggal ma ci wax ji parce que noonu lañ ko mën a tuddee dem ba di mën a concentrer autant de personnes nag nga ñu ko mën a expliquer. waaw déjà laaj nga laaj bu am solo da ngay gis ne Touba côté économie bi la nit ñi gis bëggu ci focaliser wu mais côté économie bi benn ci conséquence su lenn la côté politique bi benn ci conséquence su lenn la côté leneen benn ci conséquence su lenn la conséquence su lan la. jàpp yàlla tënk ci seen bopp def li nga xamante ne moom la Seydina Muhammad Rasulullah sam wax ne ñaan moo du gànnaayu jullit. évidemment c'est un ëpp boo xamante ne ñaan kese mooy dooleem te ki fondé dëkk bi boo xoolee li mu bind wax nañu ay tonnes la. waaye lépp ñaan jëm ci réewam
ndax bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk rawatina nag jëm ci Seydina Muhammad Rasulullah sallam boo xoolee màkk seen développement bi Rasulullah sallam daan na wax ne man nangu ñaanu Seydina Muhammad Rasulullah sallam la Rasulullah sallam astafurlah Rasulullah daan na wax ne man nangu ñaan maam Ibrahima laa woon maam Ibrahima moo ñaanoon mais fekkewul sotti ñaan gi Rasulullah sallam ñëw di bokk ci ñaan gi confirmé ba màkk tey ni mu mel kon processus su ñaan la kon donc c'est déjà une ville de prière mais au-delà de cette prière lenn la mais prière lu koy jëmmal moo di jëf mu am nag koo xamante ne mu tudd Serigne Touba am benn taalibe bu tudd Maam Cheikh Ibra Fall mu nekkoon Serigne Touba nekkoon kii xalaat Maam Cheikh Ibra Fall nekk kii jëf ñu ubbi benn école bu tudd l'école du jëf jël l'université du jëf jël macha allah université boobu nag ci li mu njëkk a basé wu mooy ci wàllu liggéey da nga wax ji liggéey bi mooy ci wàllu mbay Maam Cheikh Ibra Fall lépp loo xam ne dafa waroon Touba Daaru Salaam tout li nga xam ne mooy dëkk yi njëkk yi nga xam ne Serigne Touba moom la tegoon Maam Cheikh Ibra Fall la ko gor nekk ci àll bi di bay di gor ba pare nag di continuer di wattu alxuraan di wëlbatiku di topp ci ñaan nekk fu tumuranke ndax dañu dox Touba ba muy tàmbali ku gisoon lumière da ngay jàpp ne da nga jommi parce que lumière yi fa daan am rek moom moo doon matt yi nga xamante ne Maam Cheikh Ibra Fall da ko doon xambal sëriñ bi pour sëñ bi di mun a bind ndeysaan turu Lamp Fall bi nga xamante ne moom la ko sëñ Fall lu tuddee sax dégg naa ñu ne Sëriñ Tuubaa ko njëkk tuddee ndax dégg naa ñu ne ba mu nekk doon liggéey noonu mu am ñi tàmbalee ñëw di ko fekk si comme bëggoon na sëriñ bi mu yore benn matt di gën a jegeel sëriñ bi mënoon na gis di bind di gis mu war na ne ak amuram mu yenu benn matt di ko jegeel di ko gën a niital ñu naan ko xoolal muy lamp-lamplu Sëriñ Tuubaa ne dina leer incha allah donc pour dire que ci liggéey la ñu basé wu bi Sëriñ Tuubaa defee loolu nag créé benn téere bu tudd nax ju dafa am loo xam ne dañ cee bind mooy aw teggin parce que nit lu mu am lu mu baax bu ci deful teggin te yàqu donc wax nañ nu mu tudd la dimension prière la dimension travail indi nag la dimension yar ci biir loolu nag murid nag loolu lañ jël def ko seen socle da nga wax ci seen socle ñaan yàlla ndax nga naay la liggéey c'est la première religion maam Adama bi ñu ko génnee àjjana dañ ñoo ko loo amati sa liggéey la ko may yar ak teggin nag moom mooy le socle même de l'islam da nga wax ji Serigne Touba nag jot ci Seydina Muhammad Rasulullah sallam benn mbir moo xamante ne mooy ne ko loo doon defati fexeel ba sa table nga yar leen ci yitte himma yitte boobu nag mu leen yar mooy le fil conducteur bi tax développement Touba bi y avait quelqu'un benn mbokku taalib bu tudd Abdoulaye Wade président du Sénégal dafa doon wax naan il faut travailler encore travailler beaucoup travailler et toujours travailler ndeysaan mais dafa am leen lu mu ci fàttee wax xam naa da koo fàtte rek mooy bien travailler bien travailler boobu nag mooy le socle du mouride te ci kaw loolu bien travailler boobu dañ ko def à travers des structures yu tudd ay daayira foofu mooy la jëf te yàlla tax te amul retour financier parce que da ngay gis ci daayira yi da ngay jël sa alal ju bari liggéey ko sëñ bi fekkewu ko nga jël ko jox ko sëriñ bi wëlbati ne sëñ bee baax te ëllëg nga gën a joxe lu weesu loolu suba bu la sëñ bi laajee nga jox ko gannaaw suba bu la saa su la sëñ bi laajee nga jox ko te saa su ne nga ne sëñ bee baax kon donc li sëriñ bi defar muy socle bi comme ni ma ko waxee ba fexe ba jur ni mu tudd alal ji ñu organiser wu jël ko di ko delloo sëriñ bi loolu moo tax Touba nekk benn ville boo xamante ne une ville émergente te beneen mbir tamit aussi ñu gis ne sëñ Ablaat ginnaaw sëriñ Touba am na fenn fu mu wootee ne nu mu tudd yaa ahla bari yaa ahla bahri hujuli bahri saqaayi mu wax ne au peuple de la terre au peuple de la mer venez au niveau de la mer de la générosité mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci géej gi yéen ñi nekk ci jéeri ji ñëw leen ci dëkku yërmande gi dëkku yërmande googu nag mu di Touba mu di yëpp fëx ñëw waaye mu di dese woon nañ ñëw bien que seen xol tax sëñ Fallou nag un moment ne woon nit bu fekkee da nga koo bëgg da nga koy jege Serigne Saliou ñëw renforcer defaru taqoo parce que man pour mu mun defar kenn damay taqoo ak moom sëñ Ablaat nag moom moo def tamit benn appel bi gën a kii mu wax ne kenn ku ci nekk sëpp jub néeg mooy sa seede yamul xiyam donc l'appel était clair murid yëpp ñëw y avait un ingénieur boo xamante ne dans une société de cimenterie fii au Sénégal dafa ñëw gis ne lii dugg ciment Touba dafa jàpp ne dañ ko fay dugal pour jaay ko yeneen pays de la sous-région mu ne dafa ëpp
moom en tant que nouvel ingénieur mu jël hélicoptère wër Touba di xool mais bi mu gisee sancaan yi dafa ne li fa dugg doyul bu ñu multiplier quantité bi en 2 ou en 3 du doy pour Touba. kon donc Touba ville la boo xamante ne émergence bi dafa sooklu ci yàlla loolu mooy fil conducteur bi maintenant la matérialisation comme ni ma ko waxee moo di liggéey waaye nag bu ànd ak yar ensuite nag ñu wax ne par exemple que joxe dañuy wax ne ñun ci murid yi ñu ne yéel booru bët nii duñ ko wat te du sëq mukk wallaay dëgg karaw dañ koy wat saa soo ko watee mu sëq sikkim dañ koy wat saa soo ko watee mu sëq kon c'est comme dire booy joxe surtout nga tudd ko addiya sëñ Maodo Moussa Mbacké dafa wax ne addiya mooy loo xamante ne day fekk fu amul dara kon ku ñàkk boo bëggee am da ngay jël joxe addiya nee na da ngay fekk fu amul dara mu def fa dara nee na fekk fu am dara mu yokk ko ba mu yaatu nee na mu fekk fu lu ñu yokk ba mu yaatu mu def fa barke te barke moom mooy loo xamante ne dafay jebbi yow di ngay ñëw doo ko gis doo ci mun teg loxo mais di nga xam ne fii daraa ngi fi loolu lay barke loolu nag loolu addiya moo koy joxe te loolu moo tax sëñ bi des fois day toog ba laaj fekk laaj bi du pour moom day fàttali nit ñi ne leen am na outil boo xam ne yor ngeen ko te mooy le socle seen bokk na ci seen socle am au-delà du travail mooy joxe addiya boobu nag ñu formalise ko nag dans des cadres qui s'appelle daayira foofu ñoo ngi ci félicité sëñ Gaynde Fatma parce que c'est un intellectuel un avant-gardiste parce que moom dafa ñëw gis ne nous sommes une force mu créer si vous voulez daayira boobu nag mu indi ci 2 choses l'esprit et la lettre l'esprit c'est quoi mooy que nit ki boo leen nekkee mbooloo boo leen bëggee jëriñante da ngeen di ànd def benn moo tax sëñ Maodo Moussa Mbacké mooy bàyyam daan na wax naan liggéey sëñ Touba bi ñu ma jox nga xamante ne jumaa ji ci la ak yeneen liggéey li ma ci gën a ñor liggéey bi la waaye du ma ci tàbbi tant que doonu leen benn pour wane que bu ñu nekkee benn yàlla def ci yërmande sëñ Ablaat wax na ko léegi nag kooku mooy première composante bi deuxième composante boo leen nekkee benn ku am xew day woyof ci moom dégg nga wax ji par exemple ku am ngénte du mat muy tiit mais actuellement bu ñu ko amuloon ku am ngénte dañ naan ku sa jabar dugg néeg nga génn néeg c'est parce que daayira dafa amul boobu mooy l'esprit la lettre nag moom mooy li ñuy gis moo très souvent nag nit ñi dañuy yem ci sur la lettre dajale xaalis jël jox ko sëriñ bi alors que y a un esprit boo xam ne Sëñ Gaynde Fatma moom la tracé woon le fondement et mu nekk un des éléments moteurs du développement du mouridisme mooy daayira pour que nit ñi problèmes sociaux yu ñu mën a am ñii di feebar ñii nangam ñu mun leen jàppale nga xam ne lu ñëw nekk jafe-jafe du am problème lu ñëw nekk mbég ñu ànd ci loolu dinañ si ñëwaat parce que li am solo parce que yaa ngi tudd loo xamante ni économie sociale et solidaire mais li nga tudd ci wàllu jëf ci wàllu liggéey ci wàllu yar ak teggin dafa am lu ko regroupé ci benn terminologie français ñu tuddee le modèle bëggoon naa nag nga ñëwoon ñu sur le modèle du mouridisme parce que mouridisme dafa am benn modèle bu ñuy véhiculer ba tey ji foo mën dem ci monde bi boo gisee mourid rek na nga koy xàmmee donc lan moo waral loolu waaw dafa am benn économiste je crois que dama fàtte turam est-ce que du Marcuse mais dafa waxoon ne à part de l'économique on va essayer de créer ce qu'on appelle l'homme unidimensionnel mooy que par exemple da ngay gis ne suba ñëpp lii la ñuy def midi lii la ñuy def guddi lii la ñuy def l'homme unidimensionnel mais bi ñu ko jaaree ci aspect économique on a vu que c'était pas possible benn dëkk Europe moo koy def Asie du ko def Afrique du ko def parce que réalité yi bokkuñu réalité yi bokkul mais Serigne Touba nag foofu la créer l'homme unidimensionnel ok tey tubaab boo gisee tubaab boo xamante ne France la juddoo yaroo fa màgg bu dee murid boo ko gisee da nga xam ne murid la évidemment unidimensionnel boobu gisuñu ko fenn fudul ci Naxju parce que Naxju moom mooy les termes de référence qui créent suivre ce murid unidimensionnel dégg nga wax ji léegi nag mu am ñetti mbir yoo xamante ne boo ko jàppee da nga dugg ci unidimensionnel bi mooy ñaq mooy ñuqi mooy ñukki ñetti booy ñëwaat ci terme yooyu ñaq la sueur le travail ñuqi joxe ñukki di dawal physiquement évidemment xam nga physiquement lu sëñ bi bëgg nga nekk ci moo tax te mu foofu damay delluwaat pour wane ba pare nag nga am ce qu'on appelle jëwrin c'est le parrain il y a des structures qui sont là boo gisee structures yi am doole c'est parce que da ngay dugg kenn parrain na la oui mouridisme dafa am parrain da ngay ñëw ñu la kële mooy sa jëwriñ
kële mooy sa parrain loo soxla nga laaj ko mu wax la ñaari kàddu léegi nag moom ki nga xamee ne moom la doon da ngay jékki-jékki di ko doon donc le modèle qu'il est ba nekk un exemple il est en train de transiter ce modèle léegi ki nga xamante ne moom dafa nekk ci biti te laaj siwul di xool mun na am tamit mun na gis modèle bi mais du gis toujours le sens caché parce que am na loo xamante ne mënuñu jël di la ko tegal ci kaw non parce que ce qu'on appelle dans tout espace il y a l'espace des initiés évidemment il y a un discours de scène et un discours de coulisses et le discours de coulisses est porté par les jawrin d'accord hein mais li nga xamante ne mooy le modèle du mouridisme ñaq ñukki yar ak teggin dégg nga wax ji ba noppi nag jébbalu nag te jébbalu boobu c'est dans la tradition prophétique Seydina Muhammad rasulullah sallam ndax saaba yi dañ ko toog ne laaj ko ne ko mais ñun teg yi nga xamante ne la ñu gis ci l'islam mu difficile ba nga xamante ne ñun daal suñu dugg àjjana li jaaxal nañu mu ne leen boo leen jébbaloo ci man udee bi la woon teg ngeen seen loxo ci kaw loxo suñu borom dégg nga wax ji te fa may nekk fa ngeen di nekk kon jébbalu boobu du lu bees jébbalu boobu lu aju tradition prophétique la addiya tamit aussi du lu bees sinon ce serait une innovation évidemment addiya dañu wax ne rasulullah sallam njabootam dañ leen a jox addiya évidemment xam nga baytimaal du woon addiya de c'était le trésor public musulman moo tax moom rasulullah da daan wax ne sañu ma koo laal te bien que ci këram daawul añ reer dañ daan diñe daaw ñu lekk mais léeg-léeg alal la boo xam ne sarax la pour jullit yi mais moom ku ko jox addiya mu jël donc deuxième élément de modèle bi mooy addiya la xam nga yar ak teggin dégg nga wax ji ak ñetti composantes yi moo wax mais boo buggee xam nag le modèle du mouride da ngay xool maam Cheikh Ibra Fall ndax moom da daan wax naan le modèle personnifié da daan wax naan yoonu mouride lu ma ci dugal te ngeen gis ko ci lu ko waay génne cala lu ma ci dugalul te gisoo leen ko ci lu ko ci waaye dugal bokk ci kon donc wëlbati ko wax ne je suis le modèle parfait ndax Serigne Touba moom dafa jël téere bi nax ju boo ma la doon wax sànq bi mu ko bindee ba noppi dafa oo maam Cheikh Ibra Fall mu ñëw mu ne ko Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall mu ne ko yaa ngale yaa ngale di jëmm yaa ngi di écrit je comprends donc bu fekkee ne quelqu'un veut vivre le modèle du mouridisme dafa war a jàng nax ju waaye jàng benn composante la waaye jëfee ko beneen composante waaye pour nga mun ko jëfee da nga am jëwrin et c'est très important cette notion évidemment waaw c'est important cette notion de jëwrin mais dafa am sànq lu wax lu am solo mooy addiya bi nga xamante murid yaa ngi koy joxe te ku wax murid rek xam ni joxe bañ ñu ko ba ñu suñu langage courante dañuy naan boo joxee ñi tax nuyu murid parce que joxe boobu ñuy joxe ñu gis ni kon Touba am nañ les ressources financières mais am na loo xam dafa des foofu te ñëpp constaté nañ ko mu nekk ville boo xamante ni day emmagasiner comme ni nga ko waxee sànq ci màggal gi plus de 3 à 5 millions de pèlerins kon est-ce que gisoo ni am na kon lu xaw a sooxee ci wàllu infrastructure est-ce que côté état la wala est-ce que réellement côté management la au niveau de la Sainte Ville. waaw laajte bu ama solo bu am doole sax. boo xamante ni boo ko laajtuwul woon doon naa fexe nu mu tudd ba wax ci. jërëjëf xam nga Touba ni muy doxee dafa jóge ci village. rek nekk région. te tuddewuñ ko région. xam nga tuddul région. mais capacité bi Touba am na région yoo xamante ni. amuñu ko am na région yoo xamante ni région dama ne am na région yoo xamante ni am na quartier Touba yoo xam moo leen ëpp. Daaru Xuddoos am na région yoo xam Daaru Xuddoos a leen ëpp. am na région yoo xam Daaru Minam a leen ëpp. tronçon Guédé Bousso. dem ba boor Hizbut Tarqiyyah moo ëpp nu mu tudd yenn région yi. l'infrastructure téléphonique de Touba. moo ëpp l'infrastructure téléphonique de Louga et de Saint-Louis réunis. oui xam nga. te loolu yàgg na statistique boobu mu la koy wax. te léegi dem na crescendo parce que nit ñi mais loolu nga wax ne ci problème yi fa am man damay wax ne. état moom son rôle mooy mu def fa ay infrastructures publiques ay écoles ay kii de santé lépp lu nga xam ne Touba da ko soxla mais Touba ni muy màggee état attunu ko waaye état duñ ko ne duñ la laaj. waaye dama ne Touba kenn du ko defar kudul waa Touba ñan ñoo koy defar mooy daayira yi. jawriñ ma jël par exemple la question par exemple de l'emploi. Plutôt de la santé. man sama solution damay wax ne dañuy jël daayira Touba. hôpital principal. daayira Touba Abass Ndao daayira Touba na daayira lépp luy nekk infrastructure ak daayira
daayira Touba université santé. lépp ñu dajale ko ubbi leen yóbbu leen Touba ñu def leen benn atelier de conception du plan de développement sanitaire de Touba ñooñu ay murid lañu dañ ko def te yàlla tax. et ce sont des experts. bu ñu ko dajale ba def ko def le plan budgétiser ko. bu ñu ko budgétiser jël nag taxaw def appel à fonds comme ni ñuy def. évidemment 100 milliards la pour ñu régler tous les problèmes de santé ñu def ko ci ñu jël 100 milliards yi. ñoom ñi ko xalaatoon ñu jox leen ko parce que murid lañ xam fi ñu koy def bëgg nañ ko. ñoom ñu mun a financer aspect boobu. aspect boobu ma wax ci santé. c'est valable dans toutes les composantes. que ce soit l'assainissement. que ce soit l'éducation. que ce soit la formation. dans toutes les composantes état attanu lu Touba di laaj. mais est-ce que nekkoon ni aussi Touba ca kanam si dynamique boobu la nekk. waaw xam nga Sëñ Muntaxa wax na ko. nee na ko dina toll jamono joo xamante ne li may wax ne waxu Sëñ Muntaxa la. daf ne dina toll jamono joo xamante ne loo leen bëggati yéen a koy defal seen bopp. évidemment kon li may wax nii. Sëñ Muntaxa junj na ko mais xam nga ku baax. du la wax ne defal lii. wallaay dëgg la. parce que bu waxee ne li ngeen bëgg yéen a koy defal seen bopp te beneen aspect aussi tamit dama koy wax mooy Touba ca kanam moo ngi ci plusieurs fronts. mais damay wax rek ne fronts yi bëri nañu. mun nañu créer yeneen structure yoo xamante ne dañuy spécialiser exclusivement ci santé yeneen yoo xam exclusivement ci assainissement yeneen xam exclusivement ci leneen yeneen yoo xam exclusivement ci ndox nangam xam nga lu wax parce que am na fa sax am yoo xam sax amoon na fa mais des fois day dem jóg ba yàgg jékki-jékki mu mel ne que day wàcc parce que tamit y a un problème de communication xam nga murid yi dafa am loo xam dañ ko am bu ñu gisee kuréel nga communiquer ñu dégg sëriñ bi wax ci dañ ci doxee xër mais bu ñu demee ba ci biir yow ci sa biir dox mu mel ne ñoom comprendre tuñu da ngay jékki-jékki ñëpp ne tekk te loolu wax la ndax tekk wax la. évidemment xam la parce que mu di seen xër gi lemuñu seen xel. lemuñu seen xel lem nañu seen tànk mais lemuñu seen xel c'est des gens très réfléchis les plus grands intellectuels du Sénégal et du monde. murid bokk nañ ci. kon donc ki ngay waxal nga xamante ne mun na wax sax yow loo xamut. kon bu la toppee li ngay def nay leer parce que dañu wax ne. Sëriñ Touba mooy le projet mooy le maître d'ouvrage. Sëñ Muntaxa di xalif mooy le maître d'œuvre. ñu ñooy les exécutants. Sëñ Touba ku wóor ki bàyyi fi ku wóor ki muy wax ak ñu wóor ñi donc wóor yooyu bu ci amee benn affaire bu wóor bu mel ne laa la wax bu wóoree di. parce que des fois problème de communication lay doon rek. dootoo déggati murid yi donc ñi nga xam ne ñooy porter les projets de société jëm ci yoonu murid chaque fois nañuy def transparence et Sëñ Muntaxa wax na ko récemment waa Touba ci kanam ne leen bi mu leen waxee ba noppi benn recommandation ne leen te loolu lañ defati ngeen tënk ko ci kayit ñëw leeral ma ko xoolee élément d'évaluation boobu oui parce que tamit moom impliqué woon na ci ne ba nga xam ne ni lii sama yëf la te ci kaw loolu tamit aussi damay wax ne tamit am na ci loo xamante ni lu liggéey yi ni mag yëpp dama wax ne pour man sama gàttu dégg liggéey bi gën a mag te am na ci benn sang bu ci nekk ku tudd Serigne Djili mu Serigne Cheikh May Mbacke di sama Serigne Serigne Mountakha ñoom la ko dénk mooy xasida yi ndax Serigne ak alxuraan ji ndax Serigne Touba moo wax ne karaamatu xatu yaddi mes miracles sont mes écrits samay karaama mooy sama bind évidemment waaw te xasida yi moom lépp Serigne Touba lépp li mu am foofu la ko amee kon donc loolu tamit lu ñu mën a wax nañu xam ne ñun murid yi lu ñu am xasida ñu moo ñu ko may. évidemment ñu jël ko nag def ko aussi bien ni ñu naan assainissement bi ni ñu naan santé bi ni ñu naan leneen mu am une grande commission aussi boo xamante ne day dem seeti waa Touba EBAD. EBAD mooy l'école des bibliothécaires et archivistes évidemment dem seeti nu mu tudd waa Touba xam nga képp ku jëm ci wàllu xalaat ak nangam xam na waa Touba ñoo xam ne dañuy defar ay wàllu nu mu tudd feggu wàllu bibliothèque nangam ñu convier leen ak ñi nekk daara kaamil bu sëñ Ablaat ñi nekk daara kaamil bi nekk ginnaaw kër sëñ Jannatu Maxwa ñu daje leen def leen conclave comme ni ma waxoon ci santé bi ñu def noonu ne nangam milliards def appel à fonds lu ñu wax sax million parce que léegi actuellement liggéeyu Sëriñ Touba bi amatu liggéey boo ciy dugg mu nekk liggéey à million c'est à milliard parce que dëkk bi doxul day daw te day daw boobu fan laa ko man constaté mooy Ndindi lu mel ne Ndindi Tindoodi Baxdaad Beleel Sëñ Touba dafa doon wax doomam mi ne leen da ngeen di fii mooy seen Touba mooy dëkk bi waaye da ngeen di dem périphérie dëkk bi am fa dëkk ajuma bu ne ngeen ñëw julli si fa la nekk daara ngeen dafa béyaale mais dëkk yooyu nga xam ne Sëñ Touba dafa doon wax ngeen dem fa mu sori dëkk bi dëkk boobu yi léegi dugg na ci biir Touba ba weesu ko fi ñuy wax Kër Ñang bokkuloon ci Touba
mais Touba da ka roppi Touba dugg na Mbàkke song na Mbàkke donc bu ñu nee état dimbali leen ñu ci loolu rek. dañuy indi état problème mais comme je dis souvent dinañ ko laaj ay wareefam mais nañu tenir compte ci benn affaire bu daayira jàppul ci Touba dina am jafe-jafe ñaanuma ko yàlla. te sax du ñu am jafe maa ngi tuub sax du ñu am jafe-jafe mais li ñu bëgg. ci daw du ñu am ak daw dox la ñuy am. dox la ñuy am te booy xool Arabie Saoudite dañoo am benn activité bu fa am bu rëy rëy bu ñu tuddee aj Màkka ba xamante ni ay millions et des millions de personnes ñoo fay dem ñoom booy xool ci wàllu infrastructure fexe nañ ci ba liggéey ci lu am solo tey ji suñu bëggee ba ñun tourisme religieux boobu ñuy wax Touba nekk tourisme religieux donc je pense que ci côté infrastructure war nañ ci gën a taxaw parce que te màggal gii di ñëw ci nawet lañ fekk incha allahu rabbi te booy xool bu xasee ba taw rek gis nga problème assainissement yi fa am yëpp donc jàppoon tey daayira yi war nañ gën a mën a sooxeel ci loolu comme appel à fonds yooyu ngay wax est-ce que nekkul loo xamante dañ ko war a jëmmal ci nu mu gën a gaawee pour ñu mën a am ay jantuwaay yoo xam ne nañu mën a accueillir gan yi nga xamante même te bokkuñ suñu diine mais bëgg nañu découvrir màggal gi. gis nga loolu nga wax noonu mooy li ma wax rek mooy il faut que ñu def lenn fexe lu mel ni def une mission dem Makka. def une mission dem Turquie def une mission dem Rome. def une mission dem espace yi nga xam ne dañooy tàmm ci cosaan recevoir ay nit. ñu dem xool ñoom yan infrastructure de base la ñu am pour recevoir nit ñi dégg nga wax ji. sëñ Baara mu sëñ Fallu daan na wax ne waaw Makka ñi fa nekk. di ngaf-ngafe di fexe di organiser ba ay milliards ñëw. créer un tourisme religieux. doon nañu dara ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. bokkuñu ak moom dara. mu ne sàkkaa ñun moom sëñ Baaraay wax mu ne sàkkaa ñun ñi nga xamante ne. kii suñu lépp la. kon loolu nga wax noonu mais waa Touba ñoo ko war a def mais li may wax très souvent mooy sëriñ si bu ñu leen dugal ci lenn. ñoom sëriñ si li leen sëriñ Touba waxoon rek li mu leen sant moom diggante course bi der bi alxuraan bi baye ji dégg nga wax ji. ñoom nañ ñu nekkal foofu mais lépp lu jëm ci investissement Touba taal bi yaa ko war def te seen Gaïndé Fatma tegal nañu la plateforme. de matérialisation. xam nga mooy li nga wax il faut que taalibe yi gaaw a dem ci loolu sinon ban problème mooy am mooy que kenn ku ci nekk day xaar naan qui va prendre en charge les initiatives alors que initiative yi. kenn ku jóg ñëw ne nangam laay def rek mu rafet rek sëñ Mountakha tey parce que c'est un intellectuel. ñun dañu am avantage mooy dañu fekk koo xamante ne bi mu njëkk a toog dafa ñu wax ne jàng naa àdduna ba xam ko. loolu murid yëpp dañu war a dellu ci wax kàddoom boobu. li mu war a xam ci diine xam na ko. parce qu'il a été en Mauritanie fu xam-xamu àdduna ci yoonu l'islam. Mauritanie la toog. Mauritanie koo gis muy dox. bibliothèque alxuraan buy dox la. wallaay boo xamala ay bibliothèque de. Mauritanie xam-xamu alxuraan boo bëgg. fekkal kenn kuy dox nga fëgg ko xool. Mauritanie la moom il a été en Mauritanie waa Mauritanie nee nañu kenn ëpp ko xam-xam. dégg nga wax ji. sëñ Sam Mbaye mi nga xam ne yàlla suñu borom dolli leeram nee na sëñ Mountakha kenn ëpp ko xam-xam kon donc. c'est un grand intellectuel sëñ Mountakha. xam na li mu war a xam ci diine ba pare toppe na bàyyam yi fi nekkoon yëpp ku nekk topp na la ba nga wàcce xam-xamu yoon bi ci moom. magam yi fi nekkoon di sëriñam sëñ Baara sëñ Cheikh Sidou Moukhtar yàlla suñu borom dolli seen leer topp na leen. kon kooku c'est un homme d'expérience. évidemment bu toogee boo ko waxee lu leer rek mu daw song. te aussi wax na tamit beneen mbir nee na la yitte yëpp li muy bari bu ma paree sama université bi rek. ndox mi parce que en réalité chantier da ko wërandoo mais am ci loo xamante ne waruñu ko xaar bu ñu déggee moom mu ne nii rek na daara yi taxaw mais dafa am loo xamante ne aussi dama koy wax très souvent diggante taalibe bi nga xamante ne dafa yaroo ci daara ji daara alxuraan ji ak taalibe bi nga xamante ne mooy ñun dañoo yaroo ci daara tubaab bi bu ñu dajee dinañ mel ne dañoo jàppante mais duñ jàppalante wuñu parce que kenn ku ci nekk surtout kii rajo nekk ci daara alxuraan ji mun nay jàpp ne kii da koy nax te alors que ñun weesu nañu foofu. je comprends il faut que ñu def benn symbiose boo xamante ne ak kóolante. sinon li ñu war a jëriñoontee ba jëriñ yoon bi. dina xaw a yéex parce que tubaab bi alal ji mu yor muy xam-xam bu rëy bi ku ko xeeb nga baatin boo xam ne saayir la. wallaay tubaab. la mu yor saayir la mais baatin la. man da ci sama liggéey laa ko xamee. évidemment consultant la damay dugg ci liggéeyu jàmbur mu wax ma problème am ba noppi ma taxaw di gis solution yi nga xam ne boo ma doon wax juróomi kàddu mu gis solution yi wallaay te tey laa fa soog a ñëw da ngay wax
man ci jataay bi. loolu saayir la mais baatin la. wallaay baatin la daal. te maa ngi te murit laa te am na ñu ma ëpp xam-xam. gën maa xam loolu te toog fi ne mukk toog. kon loolu lenn la ñi nga xam ne dañoo xam ci yoonu murit jaare ko ci daara yi nañu wóolante ñu duggante li ma wax nii. dama ko xam d'expérience nañu wóolante ñu moo ñu duggante xam ne kenn mënul yàqal Sëriñ Tuubaa waaye nag bu ñu àndee Sëriñ Tuubaa dina gën a jër yërmandeem def ko suñu kaw lu ñu yëkkati mu jóg waaw loolu moom bu sëriñ bi junjee rek nañu defar daayira tamit aussi tamit ñu def tamit li may wax très souvent la dictature du savoir. ndax lu mu yàgg-yàgg ñàkk xam du jiite xam ñi xam ni ñuy jiite ñi xamul te yàlla tax nañu topp di taataana xam ndax boo toppee fenn ndax boo jëlee saako dugub ne ko bëcc fenn boo ko yëkkatee lu mu gàtt-gàtt dara dina fa wàcc donc loolu tamit il faut tamit ñu bàyyi ko xel nekk benn te yàlla tax dégg nga wax ji ba noppi di bàyyante xel di nangu toppante ki xam jiitu di jëf lu leer lu ñëpp xam di comme ni ko sëriñ bi waxee laaj ñu lu ñëpp am di ko def fu ñëpp xam donc la transparence ce qui manque dans nos espaces publics ñu koy def di communiquer nag très très souvent parce que fi nekk ni man damay ñëw ni ma mel nii nekk ndongo di soli sabadoor benn bés ma kii may sol ay ñetti abdu ak ñeenti abdu jékki-jékki di yore ay 4-4 ay 8-8 ay 16-16 te yoruma ko woon jiite seen daayira di ngeen jékki-jékki benn bés ne ma nu mu tudd boole ma ko waxal di ngeen jékki-jékki boole lu xel da ngeen di taxaw loolu tamit aussi manque de communication boobu tamit aussi day impacté ci yenn yi quoi day impacté ci yenn yi le leadership de sëñ Mouhamadou Moussa sëñ Mountakha Mbacké gis nañ ko ci Covid bi gis nañ ko aussi ci événement mars yi am gis nañ ko ci lakk bi amoon marché boobu nekk ci Touba ci acte yu bëri yoo xam front yu bëri da ciy montré benn leadership bu extraordinaire boo xamante ni ñun ñi sax dañuy posé wu la question kii fan la jàngee est-ce que mun nga ñoo ñëwal un peu sur le leadership de sëñ Mountakha. waaw man baayam laa lay wax man mii personnellement dama doon jënd ay téere sur le soufisme ak la tradition islamique ci bitim réew ci sëñ Mountakha laa lay bëgg a wax ma ciy jënd ay 15 000 16 000 yu cher bitim réew lañ ma ko doon jënd ay Canada fenn fu ci nekk ci bitim réew di ko benn bés ma tombé ci benn texte boo xamante ne bàyyam moo ko bind sëñ Bachir Mbacké bu doon wax sur l'origine de la pensée soufie moom sëñ Bachir mais ma gis ci cohérence boo ak pertinence profondeur ma ne waaw mais man li ma doon jënd ci téere ndeke man dama doon yàq sama xaalis ma tàmbale nag léegi di xool sëñ Bachir kan la ma gis benn téeram bi ñu bind mi ne baaxil xadim ma ne la ndeke man mii maa doon yàq sama xaalis moom ci école boobu la génnee macha allah kon donc te sëñ Bachir moom ma la wax di bàyyi sëñ Mountakha da nga daan dégg nit ñi di wax naan bàyyi baar ak Bachir bàyyi bas ak baara parce que sëñ Touba fu mu daan dem ci doxam yu bëri fii nu mu tudd ndeysaan au niveau du Sénégal da nga daan gis sëñ baara ak sëñ Bachirou dégg nga wax ji dafa bëggoon sëñ Bachirou ndeysaan matuma ci xam-xam bu ñëpp sax mais bëggoon na sëñ Bachirou ne wax ji ñuy wax bàyyi bas ak baara sëñ Bachirou bi mu buggee dem bitim réew di jàng ji sëñ Touba def na ko mun nga toog fii li nga bëgg moo lay fekk si léegi buntu xam-xam bu muy dem di jàng ji sëñ Bachirou sëñ Touba day oo kooku ki ka dàq ci àdduna bi notamment les Mauritaniens ñu ñëw wax seen soxla mu ne la laata ma lay defal loolu da nga may jàngal sëñ Bachirou ba noppi bu jàngalee sëñ Bachirou ba noppi mu ñëw mu defal ko loolu kooku ñibbi nga xam ne kon université yu mu gën a mag ci àdduna bi ñoo doon ko jàngale si kon sëñ Mountakha il a été à la bonne école mais aussi da ngay xool y a l'autre Descartes qui disait y a le grand livre du monde et le monde des livres xam nga le monde des livres mooy xam ci téere yi waaye le grand livre du monde xam ci dox moom la sëñ Mountakha waxoon dafa ne xamee naa ci téere yi xamee naa ci àdduna donc leadership boobu damay wax ne man leadership c'est l'exercice de l'influence qu'une personne développe sur une personne ou sur un groupe qui l'accepte et qui fait comme indiqué mais leadership conséquence la doo xëy ne nu mu tudd tey ma jiite leen déedéet da ngay dox ba mujj gi ñu ne kii mooy njiit bi boo gisee Sénégal ku am jafe-jafe que ce soit social politique lu mu mën a doon da ngay dem ci sëñ Mountakha doo fa dem pour xaalis da nga fay dem ngir lan ngir mu ay conseil mais benn bés nag def na ci lu gën a kawe mun na tey bu ma fi gis ku yore xaalis di ma ko indil àddi bu ma ko fi gis tey naa fi gis
ñi am yitte ñëw ma jox la na xaalis mus nga dégg loolu. est-ce que. mus nga dégg loolu. mosuma kaa dégg. Sëñ Mountakha organiser journée boobu ne tey bu ma fi gis kenn koo xam dafa yore xaalis di ñëw di ma jox tey ku fi ñëw da nga yore yitte ma ñëw jox la xaalis jàppale la xaalis. macha allah. kon leadership boobu c'est la conséquence de plusieurs choses. yi muy def te loolu mooy leadership. leader day koo xamante ne c'est la pédagogie par l'exemple da ngay jëf di ñuy bu ñëw kii de ku ko jiite nu mu tudd yëf yi baax. mooy Sëñ Mountakha Mbacké ñoo ngi koy ñaanal nag suñu borom yàggal ko fi. mais damay wax tamit aussi ne yoonu murid. yoonu murid de façon générale ñëpp ay leader lañu. parce que Sëñ Tuubaa moo ko def moom mayu la nga am temps wu wéeru déedéet ñaq ñukki. et 90 ans toujours gobi ñëpp soldat lañu. Sëñ Mountakha mooy suñu général mooy suñu officier bu gën a mag. mais soldat la def boppam. ñoo ngi koy ñaanal fan bu gudd wér-gu-yaram. ñoo ngi koy ñaanal ñun aussi fan gu guddi ak wér-gu-yaram di rafetlu bu baax li nga xamante mooy mission bi nga xam am jot na ko te boobu ba tey mu ngi koy doxal ci anam bu yéeme fii Sénégal muy murit bi muy tijaan bi ñëpp ko sopp ndax ni muy doxalee ak yooyu mu am suñu benn wóllëre Khadim Bamba Diagne je pense que war nga ko dégg bi économiste bu rëy am benn livre boo xam da kaa bind sur la pensée économique mouridiste du mouridisme mu ciy wax ñetti niveau yi nga xamante murid noonu lay taxawee te je pense que expliqué nga ko ci sa ñetti éléments yooyu mooy xam-xam bi jàng bi mooy ñokki bi mooy ñukki bi mooy ci wàllu travail et je pense que modèle yooyu tey ji bu ko état bi jëloon approprié ko fexe ba def màggalu Touba benn patrimoine national et je pense que ñu war nañ ci mën a gis suñu bopp léegi la mooy sama problème mooy état lan lay xaar est-ce que dafa am des influences étrangères yu empêche état mu def màggalu Touba patrimoine national wala waa Touba ñoo nanguwul état def ko patrimoine national. waaw gis nga jëwrin màggalu Touba bu jotee par exemple ñu ne bu ñu nee màggal par exemple mercredi la. wala jeudi la da ngay xool ne amatul à partir de lundi. kenn kuy liggéeyi. évidemment mardi kenn du liggéeyi bésu màggal kenn du liggéeyi. le lendemain le surlendemain toute la semaine day nekk férié sans que ñu décréter ko màggal mooy imposé boppam mooy joxe configuration boppam. mënoo ci dara ndax yow mi nga xam ne yaa war a joxe ndigal ne ñëw leen liggéey bu ñu ñëwee ci bureau bi da ngay fekk yow dem nga màggal. pas dem nga màggal ndax gëm parce que y a d'autres intérêts. damay nekk un grand politicien. bëgg ñu gis ma foofu ma teel a dem bu ma rocceekoo dem ñi nga xam dama leen waroon wax kaay leen liggéey mais ñoom duñu rocceeku dañu la fay jiitu boo leen fa dajee kenn du wax nu mu tudd saa yi doo fi wut. kon donc am na ci loo xamante ne doo ko wax. mooy dem ba ne la par force tegu naa. mais aussi da ngay xool benn affaire Sëñ Tuubaa bi muy xeex ak tubaab bi. c'était une guerre de référentiel. xam nga tey bu fekkee ne tubaab bu fekkee ne da nga ko ñaan matériel mun na la may matériel moo ne les bailleurs de fonds di la may xaalis di la may lépp mais tubaab lenn kese la dul may. te buggu la ko may. mooy xam-xam. évidemment. tubaab bi mu gisee Sëñ Tuubaa bi mu defee Matlabul Fawzayni bind kii Naxju. nga xamante ne Matlabul Fawzayni c'était le plan directeur de développement le plan d'aménagement de Touba. mooy Matlabul Fawzayni entre autres quoi. kii Naxju. c'est le modèle du Mouride. kii mooy dëkk bi kii mooy kii dund ci dëkk bi. bi ñu xoolee téere yooyu dañ ne kii lii bu xam-xam bi bu yaatoo ci taalibe yi. ñi dootu ñu leen mën a yilif. wallaay. et la guerre a commencé. c'était pas une guerre parce que Serigne Touba déedéet. c'était un problème de référentiel. ca kaw la. je comprends nga xam ne ñoom erreur bi ñu commettre deux erreurs la benn bi ñoom tubaab bi. benn bi dañoo seetaan Serigne Touba formé yeneen Serigne Touba. maam Cheikh Anta suñ maam Thierno Birahim maam Cheikh Ibra Fall sëñ Ababacar Thiargane. formé yeneen Serigne Touba ba noppi ñu jël ko fii. mooy première erreur. yóbbu ko Gabon ña mu formé woon Sénégal bi di rire en son absence mu mel ne moo fi ne tubaab yi tiit mais non la première erreur la seconde erreur bi ñu formé. mooy que bind bi nga xamante ne moom la Serigne Touba doon bind ñoom ñoo ko doon jox encre ak daa. évidemment ak dégg nga maam feuille. mel ne comme loolu la féete woon nañ ko jox même Blaise Diagne sax nu mu tudd. doon na ko jox léegi ci kaw loolu la bind. ba mu bindee téere yi nga xamante ne mooy ndénkaane yi maam Cheikh Anta Mbacke frère am bi jàmbaaram ji nga xam ne moo bokk ci premier cheikh yi. moom mu dem Gabon Serigne Touba ne ko jëlal téere yi
delloo bi mu fa demee jooy naa ndeysaan ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba dafa dem fekk Serigne Touba foo xamante ne fu àll daal. mu fekk benn ñu ne ko Serigne Touba fële la nekk mu ñëw xool gis kenn ku toog moom xamul ne kooku Serigne Touba la. bi Serigne Touba gisee maam Cheikh Anta ak ni mu ko bëggee Serigne Touba yëngatu muusi naaw. nga xam ne Serigne Touba li mu fa tudd kenn xam nu mu toll. wallaay ndeysaan maam Cheikh Anta ñëw jooy raam ndeysaan Serigne Touba ne ko Sidi delluwaatal jël téere jox ko mu dem. téere yooyu nag c'est la seconde erreur. tubaab yi nga xam ne moom lañ def ci Serigne Touba. wallaay émotion la mbégte la aussi ndax góor gee toll noonu donc góor gee toll noonu xam naa ni jot nañu fu ñu yëkkatee jotaay bi waxtaan bi neexoon na trop sentiruñ tax heure bi nu mu jàllee monsieur Sy la mooy sa dernier kàddu. waaw jëriñ xanaa dellu rek di leen sant di rafetlu émission bi di rafetlu tamit li ngeen def ci Touba. parce que Touba day patrimoine boo xamante ne du patrimoine Sénégal du patrimoine Mouride c'est un patrimoine universel. donc liggéey bii nga xam ne moom ngeen di def di jéem a feeñal Touba dama wax ne liggéey bi ci des mooy. fexe ba jéem a xool li sëriñ bi bind ñu fexe ba wasal ko. parce que sëriñ bi dafa waxoon ne moom du patrimoine kenn ku dul doomu aadama. et que dafa def ñetti mbir. dafa jëf muy loo xamante ne c'est la civilisation des Asiatiques. chinois nee na mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. dafa bind tubaab mooy la civilisation nu mu tudd européenne tubaab lu bind la gëm. dafa wax c'est la civilisation africaine mooy ñun africains yi wax la ñu gëm mu dajale ñett yooyu yëpp leen lu ci ne mu def ci lu kawee njot loo xamante ne boo ko gisee da nga xam ne lii c'est un legs pour l'humanité donc loolu yéen am ngeen ci un rôle fondamental rôle boo xam ne de communication de dissémination ba kenn ku ci nekk mën a xam ne ne njëriñ bi. njëriñu Serigne Touba pour ñëpp la. wax tamit ne murid yi farlu gu ñu amoon ci Touba. nañ ko dolli waaye farlu gi na ànd ak di ñaan xel fu ko neex dem waaye tànk day tegu ci yoon. yoon bi nag mooy ñu organiser à travers les daïra lépp lu Touba soxla ñu fexe ba di nga mam xalaat ko jëfe ko di nuyu suma sëriñ sëñ Mor Soxna Mbàkke muy xalifa sëriñ Cheikh May Mbàkke di ko ñaanal suñu borom defal ko fanu gudd wéru yaram ak jàmm et vous remercier encore pour la qualité suivie de vos émissions merci. amiin incha allah yàlla nangu ñaan yëpp incha allah ba ñu fekkee màggal Touba jàmm ak salaam di leen jox dig daje si beneen émission Horizon Magal 2022 si yeneen thématique ak yeneen invité incha allah rabbi d'ici là portez-vous bien et on se donne rendez-vous à très bientôt incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. safaru bamsatin junnatun safaru bamsatin junnatun safaru bamsatin junnatun